إخوة الإيمان في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي نيو مكو انترنت يب غور اك جيген ماك اك ndaw di wacc jox ñepp seen waccu way fa tabarakallah di ñaan yalla koor gi nga xamni ci liñ dugg lepp luñ ci jaamu rek yalla nang ko te yalla jéggal ñu suñu mbolé bakar te yalla dolli ñoo taxaw te yalla defal ñu sutura aduna defal ñi itam sutura alakhirah fa tabarakallah di jaajëfal itam sunu mbokk yi ci partage yi am solo yi nga xamni yépp def nañ ko di jaajëfal itam sunu xarit suñu wëlëre suñu lépp fa tabarakallah khalifa ababakar tian ak mbokk yépp gis nañ taxawaay yi fa tabarakallah amna solo ñom leen ñaanal jamm ak sutura ñaan yalla taxawul inshallah dafa fekk ni nit ku nekk ak lu sori ci mom waaw nak lu sori ci mom bay bo nga bayé ko ci mom rek ndax yow mi wax da nga dul xam lan la ba mu jeex waaw te lo xamul lan la nga manu ci rek fa tabarakallah moy gën waaw moy gën waaw ndaysan wala waaw nak sopp ba sa rongo ñu teuru la lay yëngal ya ko xam waaw fe tay nak ci waxtaan bi nga xamni mom lañ fassiyene def da fay delu ci la révolution comme tuddu nañ ay crise dañu wax ne c'est une responsabilité qui est partagée kon dina jot ñu def ben révolution waye révolution bobu ñu fassiyene waxtaan inshallah diñ koy def ci 4 parties bu ci ñëk bi moy vidéo bi ñi def tay da fay delu ci ben introduction mu nekk ben généralité. Deuxième vidéo bi dina wax ci la responsabilité des parents. Troisième vidéo bi wax ci la responsabilité des jeunes. Suñu joggé fofu nak dem ci vidéo bi mujju mu deli ci sunu mode de vie na lañ ko remettre en cause pour surtout sortir l'essentiel mu bañ ñu tardel su koy fe ñuy ñaan bokk ki rek ñu rejoindre ñu ci page bi ñuy créer tudé que l'université de la sagesse muy UDS nga xamé dañ ci mëna publier vidéo yépp mbokk yi di ko mën di partager ñu ñaan rek ñu rejoindre ñu ci inshallah ok su ko défé nak baatu révolution xam nga révolution buñ ko tuddo manam da fay delu ci ben prise de conscience parce que xel bu dàqo wana xel bu ko jax-jaxal duggé faaw mu taxaw am jangat ci li xew pour mëna gis deug la bonne voie pour mëna réussir mission té dañoo waxon wax bu am solo té dañoo wax ne fitna bu démé ba nekkutul lëndëm fajar lu dul nekk lëndëm timis ñu waxon ne ku teud nelaw rek do nit fitna nak bu joté nit ñi wara def prise de conscience lolo man nañ ko def ci ñetti étape ndax di ñoo wax ne ñetti bis rek mo am bis bu nga xam ni bu joté néna noppi rek mo ci jekk ak bis bu nga xam ni bu joté wax rek mo ci jekk ak bis bu nga xam ni bu joté jëf rek mo ci jekk waaw way mu mel nak bisu jëf du am di am jeexantal fi ak bisu wax jitu ko ndax ci wax ci lañu mëna léralé xel ba nit buy jëf bu mëna jur njariñ waye nak wax itam yombul waaw ndaxte li Isa ibn Maryam waxoon dafa waxoon ay collaborateuram na leen dee leen déglu sama dëgg mais bu leen déglu sama wax waaw nit da ngay déglu dëggam mais bul déglu waxam parce que dëgg dafay libérer borom waaye malheureusement Sénégal tey bari na kuy déglu nit dégluwoo ko ngir xam-xamam dégluwoo ko ngir dëggam
mais danga ko déglu ngir juddoom walla danga ko déglu ngir alalam. moo tax nit dina taxaw ci mbooloo wax ñépp tàccu mais loxo ya ko doon tàccu ñooy wëlbati ko waa jël xeer di ko sànni parce que dëgg lalu ko woon. waaw fe bu ñu tolloo jamono boo xam ni ko maam Cheikh waxee woon tout le monde ment pour mieux convaincre ses lecteurs. Le temps semble être à l'heure des cacophonies. waaw parce que baatu nit wax na dëgg ak nit wax na baatu dëgg du benn parce que bari na ko wax dëgg te dëgguwul ndax li arab yi jàngale wax ne neen dafa xeex ak dëgg jël dëgg ga rey ko ba mu ko reyee lakk ko mu doon dóom mu jël dóom ba def ko daa nee na moom nen gi nag suy bindi ak neenam ci daawu dëgg gi lay jël moo tax kàddu yi muy wax ca biti dafay nuru dëgg waaye baatin ba ca biir yépp ay fen la ay naxaate la te loolu ku nekk war nga ci bàyyi xel bu baax. waaw su ko defee nag bu ñu demee ba woroo discordance daal di am ci wax ak jëf ndax Sénégal ngay gis kuy wax di wax ba xëy falu ba mu fole au lieu mu taxaw liggéey muy continuer di wax. waaw xam nga loolu catastrophe la mooy li ma benn mbokk waxoon nee drapeau Sénégal daal li gënoon tey mooy étoile ba nekk ci digg ba dinañu jël ko def faw làmmiñ comme ni ñuy wax rek li ñuy def te li ñuy wax yépp c'est pas intéressant. waaw c'est une façon de parler. waaw discordance boobu am ci diggante wax ak jëf nag moo tax tey ñépp ku nekk am nga tey góomu xol boo xam ne xamu tey foo koy jooyee mu dellu ci li Alpha Blondy waxoon rek wax ne les militaires sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les policiers sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. waaw les enseignants sont fâchés, leurs droits syndicaux bafoués. Les étudiants sont fâchés parce qu'ils veulent plus de liberté. Les ouvriers sont fâchés parce qu'ils ont été compressés. nga yëg noo gën dara desul secteur bi ku ne am nga sa góomu xol. waaw loolu nag bu amee dafay jaadu ñu toog def une prise de responsabilité te prise de responsabilité boobu nuñ ko waxee nag bay ci sa wewu tànk donc duñ ku ne n'importe qui moo war a ñëw pour nekk responsable mais baatu nekk responsable boobu nag def di étape bu nit di suivre benn par benn ku nekk jël ci sa part de responsabilité moo tax ñu jël baatu responsable de partage ko selon lettres yi ko composé bu nekk ñu décortiquer ko xool ban enseignement lañ ciy jël bi ci njëkk mu nekk R mooy rattraper le perdu parce que nit njub bala fal soo ko follee rek ñu jaawale la te ñun Sénégal gannaaw yàlla ak yonent bi njub bu ñu fal diine la te ku tudd diine tudd jikko kon jikko yooyu nga xam ne ñàkk nañ ko nag pour ñu mën a doon ay responsable faaw jikko yooyu ñu jàngoon ci suñu diine ñu jël jikko yooyu de la war ko ci ñun parce que li Ahmed Shawqi waxoon poète arabe la daf ne une race ce sont ses bonnes qualités qui la personnifient donc si ces bonnes qualités s'en vont la race s'en va avec. waaw kon nag jikko yooyu buñ ko dellu siwaatut ci ñun itam duñu mën a dem. waaw buñ jógee ci R bi ñëw ci E bi te mooy effacer ses défauts parce que wax ji li muy bari yépp su développement lu nit ñu tudd mais wax ma la état bi mais même population bi ku nekk ci ñun am na ci part de responsabilité te ku nekk ci ñun am nga lu ne ci yow fi loo xam ne fii ak dindiwoo ko secteur ba nga nekk di évoluer te secteur bi yépp wu ñu tardé loolu mooy war a def sous développement buy am ci wàllu dëkk kon ku ne la bon ci yow ku ne lu baaxul ci yow faaw nga dindi ko sànni ko pour ñu mën a ànd nekk benn. waaw bu ñu effacer les défauts li bon ci ñun ñu dindi ko ñu dem ci S bi mooy ñu sélectionner suñuy principe te principe bi ñuy sélectionner war cee dox mooy ku nekk tey la ngay nawee nit la ngay jàppalee nit la ngay taxawoo nit dootul nekk ci alalam dootul nekk ci laminam wu rëy mais jikkoom ngay jàng ba mu wóone nit ki jikkoom doy na la ngeen àndi ci dëgg parce que maam Cheikh laa dégg mu ne ànd bu ko wóolu ak
pas-pas lalul jërul doxal ndax du sori. waaw kay bu ñu demee jugee foofu nag ñu dem ci paix bi te mooy dellu ci pratiquer la religion parce que gis nga diine ku ci dafa jóge ci mbaaxu yàlla suñu boroom te yàlla subhanahu wa taala fi mu war a tëdd buñ ko fa jëlee dina def kàmb goo xam ne lu nekk dina ñëwati te kàmb gu du fees te ñun nekk tey message bi nga xam ni moom lañu jot en tant que musulman ci Coran bi message boobu déggatuñ ko jëfeetuñ ko chrétiens yi itam am na message bi ñu jot ci seen bible ñoom it ñu bàyyi leen ñu introduire seen bible musulman introduire Coran chrétien bi introduire bible message boobu amul message bu ko ëpp doole ci nit buñ ko déggee nag dootul nekk li ñuy toog di tari mais suñuy jikko moo koy wane moo koy dëggal waaw yooyu nag bu amee nag ku nekk danga mën a offrir le bien te mooy oo bi te ku nekk nag la nga baax li soo ko génnee ci penc mi mën a jag boobaa nekk bu ñu demee ba ñëpp nekk benn ku nekk la ngay def nekk lu baax ba ma nag doole yàlla ci boppam mooy ñëw walluñu bu ñu doole yàlla walloo nag ku nekk da nga yëg kàttan goo yëgutoon sa bopp ku nekk di nga yëg courage boo yëgutoon sa bopp te yu yëpp buñ ko yëgee nag gannaaw doole yàlla ennemi bi doog a ñëw mu ñu neutraliser le mal parce que boobaa nag di bon ak ñi bon ñëpp dina leen mën a seppi sànni leen mën a jëm ca kanam waaw su loolu demee nag est bi doog a ñëw mooy séduire avec ses vertus parce que vertu mooy Sénégal yàlla def na tey bëri na ay ngir yu nekk tarixa yaa ngi fekk ay kuréel yëpp a ngi fi mais kuréel yooyu ku nekk la nga war a séduire sa morom du wax du discours mais ay jikko yu rafet la waaw moo xam tarixa boo mën a bokk nga fexe ba lay nawee du mbubb mooy sol du discours booy def mais jikko yooyu wane la mais bu ñëpp defee noonu diversité dootul am waaw mais malheureusement ñu bari duñu comprendre dañuy werante ñun ñëpp ku naan sama sëriñ raw sa sëriñ sama sëriñ raw sa sëriñ ay faux problème ku nekk la nga gëm la mu toll ci yow yaa ko xam waaw ku nekk la nga gëm la mu toll ci yow maa ko xam di maam Cheikh doon wax nag di werante bay werante nag xorondoom bi doon waxanteeg Souleymane góor la wala jigéen lu mooy sa yoon jàngal ci sa sëriñ jàng ci sëriñ yi jaamoor fa tabaarakallaahu nga raw ñëpp waaw su ko defee bu loolu jàllee nag bi daal di ñëw te mooy alimenter les secteurs loolu ba amee nag dinañ dem ba waxuma leen nit ñi sax mais secteur boo dugg tey dina yëg ne développement am na waxuma leen nit ñi mais bàyyi ma yi sax dina yëg ne tey doole yàlla feeñu nañu loolu ba amee nag bee bi ñëw te mooy banaliser les critiques te mooy am na loo xam ni ku ko réussir faw nit taxaw di sànni xeer ñooñu ñu teg leen nële ñi taxaw di naxaatu ñu teg leen nële ñi taxaw di jaayab tiitar ñu teg leen nële te xool li nga xam ne moo ñu intéressé ñu dox ci bu loolu jàllee nag ñu libérer les esprits te mooy xelu nit il faut nga libérer xelam pour que mën a nekk nit mën a agir ñu dem ba dëgg mel ni jant waaw ñëpp teg ci seen bët bu loolu amee nag ñu dëgg élargir les bases na am na loo xam ne nii bu yemee ci yow kese dootul mën a jariñ su fee nag yooyu yëpp bu amee nag ñu dogg dem ci conquête du bonheur mais conquête du bonheur itam du mën a nekk parce que li l'auteur du roman Conquête du bonheur waxoon il affirme dans son livre que la plus grande partie des faiblesses des hommes est provoquée par la peur bu njëkk bi mooy peur de l'opinion faw nit ñu oser sañ a taxaw publiquement li leen métti ñu revendiquer ko wax ko waaye dem nañ ba tey kenn oseetul taxaw publiquement dénoncer parce que li rappeur ba waxoon ku wax ñu ne ràpp tëj ràpp condamné loolu tax ñu bari tey seen moral damm te ñun loolu waruñoo nangu di am faiblesse boobu ci ñun waaw il est temps ñu remettre tout loolu ñu dem ba tey ji ñi nga xam ne sax ñoom la yàlla dénk xam-xam yàlla dénk leen dëgg du dem ba oseetuñ sax taxaw wax parce que ku nekk foog ne tey boo waxee doo fanaan sa kër loolu faw ñu dindi loolu ñu teg ko fële waaw beneen mooy peur de la pauvreté gis nga nit boo ragalee ñàkk rek tugg sa àdduna te ragal ñàkk tey mooy tax nit ñi di jaay seen bopp ragal ñàkk mooy tax nit ñi gëmutuñ yàlla ku nekk yaa ngi xool nooy tàppale tembara ñu ne àll kenn du ko liggéey mais diñ koy lijjanti moo tax tey ñëpp lañ nan waaw ba demee kas yaa ngi fees dell waaw loolu tamit doxul beneen mooy peur du travail gis nga nit faw nga ñeme liggéey waaw
faw nga ñeme liggéey daan sa doole. waaw parce que ñi nga xam ne ñoom la ñu yaakaar ñoom ñëpp ku nekk dangaa daan sa doole ba xëy wuy sa borom. waaw waaye Sénégal yi ngay gis ku xëy dëkki dàllam diwoo boppi koñ ñi na dafa bëgg a tekki nooy tekkee parce que ñi moo liggéey parce que li ñu xamul mooy liggéey du dofe nit ci boppam mooy dofe mais liggéey du dofe. waaw beneen mooy peur de la douleur. am na loo xam ne ni bu dee nanga ko bëgg réussir te su méttee rek nga daw doo yegg fa nga jëm. waaw te yonent bi ñu gën te loolu dañ na ko. waaw peur de la maladie. waaw tax dañ kenn nekkatul. waaw ku nekk yaa ngi ragal. waaw su ma defee lii lu ne nga dugg lu la daal sax nga foog ne nit ñi la kooku doxut. beneen peur de la responsabilité dinañ ci ñëw ci yeneen dépp waxtaan yu topp. beneen bi mooy nekk peur des êtres et des choses. waaw dem ba lu la dal nga foog ne nit ñi la dem ba sañutu la def lenn ndax lii kër su ma ko defee ñu catuma. lu ne nga dugg ci wax yoo xam ne ni kenn xamul loolu faw ñu tegee ko côté te xam ne lu dul yàlla neen la. waaw lu dul yàlla neen la. waaw dem ba nit ñi leen gën a ragal ka yàlla mu ñu bind. waaw nit ñi leen gën a ragal ci yàlla mi ñu bind. di nag boo demee ba yàlla mi la bind ragalatoo ko lu dul jàmm comme yow ngay ragal tax mënutuloo agir kooku ma xam ne kon musiba dal na la. waaw beneen bi nag mooy peur de la vie et de la mort parce que nit am na dund goo xam ne ni dee ko gën. waaw parce que nit dee gu ànd ak honneur moo gën dund gu nga xam ne ni amul benn honneur lu dul perte de temps la. dund goo xam ne nit ka ma ngay dox mais ruuxam dee na bu yàgg loolu amul sens. waaw kon muy dund muy dee li ci am solo mooy lu nekk boo koy def na ko honneur lal naka fierté lal suene bu amul rek fa tabaarakallaahu dara du sotti. te nag li Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum waxoon dafa waxoon ni maanaam bu ñu demee ba docteur di wat ku ko faj sëriñ itam di wat ku ko ñaanal mooy wane ne kon jamono jóge na fa mu nekkoon jëm feneen. mu ne jamono nag du jógee fa mu nekkoon jëm feneen ngay sonn ci lu ko jarul wala ngay sonn pour lu ko jarul. donc nag l'essentiel c'est de ne pas être esclave de l'un ou de l'autre, car en étant homme on est plus fort que le roi. En étant homme on est plus juste que la loi. En étant homme on est plus réel que la réalité. Et face aux défis de la vie, l'homme doit toujours se surveiller pour s'assurer qu'il est dirigé par la foi et l'amour et non par la peur. Et il dispose entre ses mains la clé maîtresse qui ouvre toutes les portes. Et il sait que nulle force visible ou invisible ne peut prévaloir contre lui, mais à une condition, et il faut le dire et répéter, dès qu'il réalise son union avec Dieu. kon nag yàlla fi mu war a tëdd buñ ko fa jëlee dina def kàmb goo xam ni lu ñëwati dina fees dina ñëwati dina dugg te kàmb gu du fees. kon nag nañu delluwaat ci yàlla gën a bàyyiwante xel parce que loolu moo ñu jig te liñ ko waxoon nit njubu bala fal soo ko watee ñu folli la. waaw koo ko watee ñu folli la. kon boobu introduction la woon tey rek pour suñ demee ci yeneen vidéo yi yu dellu ci responsabilité jeune beeg parents yeeg yépp incha allah pour mbokk yi mën a gën a comprendre fi ñu jëm. parce que li ñuy wax rek nit ki nga nekkal mu doon xale di màgg mosoo ko gis ci caaxaan bis ñëw mu toog di am lu muy wax dafa fekk dafa am lu tax. loolu rek lañu déggee ko noonu. wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf.